kon mu des incha rek ci ñun rek ñoo war a wane ak taalibe ndax maa ngi bu ma gisee image yi sax ku tedd ki xalifa kulu murit Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñuy ñaan mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ñu gis wàllu amiin amiin takkin wi ñeel masque yi ñu gis Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr Serigne Abdou Karim ak yeneen kilifa yoon wi ñu ne ci masque yi ci raxasu mi lépp di wan taalibe yi rek ndax am na lu moom jarul sax ñoom ñu yëkkati seen kàddu bu nu defee rek ak toppandoo ca war a topp. waaw dañuy yëkkati nuyoo ak ziar ak sant jëmale ko ci sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool te mu wér di ko ñaanal mbooleem njabootu sëñ Touba mbooleem taalibe yi mbooleem sénégalais yëpp ñu ngi leen koy ñaanal taxawaay yi rafet na ndax gis nañ ni engagement bi kilifa yi ñànk yoon wi engagé wu xalif yëpp dañu taxaw ci ginnaaw Sëriñ Mountakha ngir jàppale ko ci bés bu màgg bii nga xam ci lañ jëm te taalibe yi yëpp doon ko xaar muy màggalu Touba yi nga xam ne mooy célébrer départ en exil Sëriñ Touba te mu ñaanoon ci ñu santale ko ci suñ borom loolu nag di lu am solo loo xam ne ñëpp dañ taxaw tey ngir taxawu màggal gi ba màggal gi nekk màggal bu dàq màggal yi ñu weesu te ñu daanaale corona ci biir màggal gi ci kaw ne comportement yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy digle te mu dëppoo ak li autorité sanitaire yi wax ñu fexe ba comportement yooyu ñu jël ko def ko suñuy yëfi bopp inchallah taalibe yëpp ba pare ku ñëw la sëriñ bi digle ci comportement yooyu te nga xam ne daf ci waxtaan ak service de santé yi taalibe yëpp respecté ko ba suñ fa jógee delluwaat seeni gox wéy di ko respecté ngir corona bi jóge fi incha allah yaakaar nañ ne sax opportunité la màggal gi pour que campagne de communication bi nga xam ne gis nañ ci kilifa yi nekk ci yoon wi yëpp wax ci ñu ciy santaale sax commission communication bu grand màggal bi ak commission santé bi Serigne Cheikh Abi jiite ñu ciy def liggéey bu am solo boo xam ne ba mbas mi démarré léegi gis nañu engagement communautaire bi am nii am nañ yaakaar ne dina am impact ci activité de prévention yi ñuy mëne incha allah fi ñuy waxtaanee nii lan mooy tolluwaayu diwaanu Njaaréem gépp ci mbas mi mënees na wax ni ak contexte màggal gi que ñu sant yàlla ndax foogoon na ni sax bu ñu tollee fii yëf yi gën a joggadi waaye dafa mel ni macha allah je touche du bois dafay gën a wàññeeku. waaw macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax ci nii mu tëddee ndax gis nañ ne mbas mi mu ngi dellu ginnaaw bu baax a baax a baax. daanaka suñu xoolee bu baax ci lim yi nga xam ne ñu ngi koy am par bés. gis nañ ne ba ñu dëgmalee weeru septembre bi ba léegi mbas mi mu ngi dellu ginnaaw bés bu jot day gën a dellu ginnaaw. gis nañ ne lim bi koy am wàññeeku na bu baax a baax a baax. cas grave yi ñu daan am itam wàññeeku na bu baax a baax a baax. fi mu toll nii Touba amul benn cas grave. cas yi nga xam ne moom la ñuy traité ñaari nit ñoo nekkoon ci CTE bi. nga xam ne juróomi nit lañ dese woon ci ñu nekk ci kër yi ñu leen di faj. te ñoo ñëpp seen wér-gu-yaram toll na foo xam ne am nañ ci yaakaar bu baax. alhamdulilah amul kenn koo xam ne tëral nañ ko fii ñuy waxee nii. donc am nañ ci yaakaar léegi nag li ñuy wax mooy suñu demee tam ba xeex ba nga xam ni mbas mi toll na foofu dellu na ginnaaw. li ñu war a xalaat mooy ñu gën a aar dëkk bi. ba kuy ñëw sol maskam ñu bañ ñu dugalaat ko. parce que mbas mi gis nañ ne am na réew yoo xam ne dem nañ ba muy bëgg a jeex mu am li ñuy wax deuxième vague. fi mu nekk nii nous sommes à la queue de l'épidémie maanaam dem nañ ba bay bëgg a àgg ci cëppaandaw li. léegi nag li ci des mooy ñëpp farlu. fexe xeex corona bi ñu daan ko mu jóge fi. pour toujours. maintenant xeex bi tam ci wàllu contrôle bi lay doon bu boobaa c'est-à-dire que ni tolluwaay du maye sax yenn xeetu contrôle win wi waaye ñu gën ci baxel rek contrôler nit ñi masque yi moom. ñu bañ a ko fàtte également di raxasu bu ñu ko defee exigence ci ñëpp rek kenn du ko indil Touba. waaw loolu vraiment wax ju rafet la te rafetlu nañ ni ñu ko waxee ndax effectivement waruñu li tubaab bi wax dormir sous ses lauriers. dañu war a gën a taral saytu bi ñuy saytu dëkk bi. ak saytu bi ñuy saytu nit ñi ak yee leen ci ñu fexe ba. aar dëkk bi aar seen bopp aar kilifa yi aar ñi nekk ci
réew mi maanaam fexe daal ba mesure barrière yi ñuy wax muy masque moom muy mesure bi ci jiitu te ku nekk war ci góorgóorlu fexe di takk masque surtout màggal gii ñu jëm si biir dëkk bi muy Touba war nañ gën a góorgóorlu ci masque yi surtout que xalif bi wane na ko takk ko wone ko te loolu dañ ciy sant xalif bi xëy na nit ñi ñu ngi wax alal ju bari ji mu joxe ci mbas mi bi mu tàmbalee mais man bi ma gisee image am mu takk masque bi wone ko ci affiche ku nekk xam na ne ku am dayoo bi mu am su demoon bay jël image am di ko joxe ñu koy utiliser ngir yee nit su doon da ciy fayeeku dina ëpp 200 millions dëgg la kon xalif bi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant tam kilifa yi nga xam ne ñoom la àndal ci yoon wi ndax gis nañ communication bi ñu def ñoom ñëpp ma ciy lim sëñ Abdou Samad Mbacke sëñ Abdou Karim ak ñeneen xëy na soo limee dëgg la waaye ñu ngi leen di sant bu baax gis nañ seen taxawaay di sant Cheikh Abdou Bali aussi ndax vraiment def na lu am solo ci communication bi ndax def na ay vidéo wane ci ay kilifa ay xalifu famille yoo xam ne ay mbooloo yu bari dañu bootu seen ginnaaw mu wane leen ñu raxasu takk masque ba pare yëkkati seen kàddu ngir nit ñi gën a farlu ci mesures yi nga xam ne mooy mesure barrières yi am na solo kon vraiment rafetlu nañ doxalin bi ak engagement bi nga xam ne comité d'organisation bi Cheikh Bass jiite am nañ ko ci xeex feebar bi très bien ñu koy sant wàllu masque yi waa kay sëñ Cheikh sëñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ñu koy ziar bu baax wàllu masque yi bëgg naa aussi si ce n'est pas trop tard ñu profité woon ci d'abord fexe ba am ci lu bari loo xam ne des koy may taalibe yi waaye ci qualité masque bi également du sax aw lay waaye lu ñu mën a comprendre Touba dafay faral di tàng ak xam nga fu mbooloo daje bu ñu leen mënee gën a baaxee yu coton yi moytu yu diis yeeg yooyu daal xëy na aussi c'est pas rien. waaw loolu dëgg la loolu ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax ndax dañu ànd ak comité d'organisation bi di saytu aspect yooyu lépp luy aspect technique dañ ciy conseiller comité d'organisation bi ba pare ànd ci ak ñoom d'ailleurs sax sëriñ bi mettre na en place comité bu ñuy wax comité d'alerte et de prévention boo xam ne dañuy liggéey ak ñoom itam ci wàll yu demee noonu commission d'organisation bi waxtaan nañ ci wàllu masque yi ndax dañu xam ne masque yi aspect bu am solo la ci prévention bi ba ñoom jël nañ ci ay engagement te dinañ ci ànd ak ñoom incha allah am na solo ci wàllu moyens yi également est-ce que Touba fi ñu toll tembe yëf yi mat na ci wàllu jumtukaay bu fekkoon ni mar de IMS war na laaj na ay paj maanaam mu am ay cas yu ñu war a entrer waaw xam nga fi mu toll màggal gi ñu jub si monsieur le ministre de la santé moo koy nuyu di ko sant ci taxawaay yi yebal na fa docteur Abdoulaye Bousso jiite wàllu xeex Covid ci biir réew mi mu ñëw saytu tolluwaayu wàccaayu màggal bi ci wàllu santé bi mu ñëwee saytu nañ béréb yi nga xam ne yëpp dafa jaroon dem saytu waxtaan ak ña ngànk béréb yooyu ngir taxawaay yi ñu fa war a jël ci wàllu santé tamit am na li ñuy wax ay expression de besoin yoo xam ne def nañ ko mu yóbbaale ko bi mu ko yóbbaalee ci saa si département santé réagir nañ monsieur le ministre réagir na diligenté mise à disposition ressources yi ba ni ma lay wax nii bu njëkk dañ daan toog di xaar ressource màggal bi ñuy liggéeyee di xaar ba ay 3-4 jours du màggal muy soog a ak si ren gi ñëw na 1 mois avant le màggal très bien service d'hygiène tàmbali na liggéey bi ñu ngi sur le terrain di def contrôle sanitaire u denrées yi di def tamit traitement domiciliaire yi ba pare di def contrôle ndox mi ak camion de vidange yi ak camion citerne yi war a indi ndox mi kon liggéey bi tàmbali na ressources yi itam comme je l'ai dit ñëw na wàllu garab yi PNA mu ngi tàmbali defar loowu médicament yi nga xam ne ñoo war a dem ci bërëbu fajukaay yi leneen li itam mooy waxtaanoon nañ ci xool test yi nuñ ko yaatalee ci jamonoy màggal ak su màggal weesoo loolu bi docteur Ablaye Bousso ñëwee dem nañ Institut Pasteur waxtaan ak ñoom ngir ñu yaatal test yi ba
hôpitaux yi nekk ci région bi yëpp ñu mën fa def ay test am na solo loolu nag dëppoo ak mu amoon ay appareils yu ñuy wax Ginexpert muy appareil yu PCR yoo xam ne mën nañ ci def test corona su fekkee ne paramétré nañ ko joxe réactif loolu tam xayma nañ ko xool ba gis ne mën na nekk ci màggal gi ñu fexe ba hôpitaux yi muy hôpital Ndaamaatu muy hôpital Matlaboul Fawzeyni ak hôpital Louké ak centre de santé yi nga xam ne dañu am appareil yooyu notamment centre de santé Daaru Xudoos ak bu Njaareem ñu fexe ba ñoom ñëpp ñuy def test yi su ko defee test yi su ci nit ñi mënee jote bu jàppandi dina tax ñu mën a saytu wàllu feebar bi ci biir màggal gi ñu koy kar atam xam tamit taxawaay yi ñu war a jël su fekkee ne gis nañ lu ñu war a taxaw am na ci wàllu taxawu nit ñi tam CTE yi mooy maanaam bërëb yi ñuy yóbbu nit centre de traitement yi waaw centre de traitement yi dañ ko bëggee yaatal ku nekk xam na ni Touba def nañ fa centre de traitement bu mucc ayib bu mag bu nekk ci Matlaboul Fawzeyni am capacité 104 lits ñu fas yéene ubbi beneen centre de traitement ci hôpital Louké bu Diourbel pour fexe ba ñi yittewoo am paj te féete ci booru Diourbel ak Bambey ak dëkk yi leen wër yëpp ñi yittewoo paj ci wàllu feebaru corona ñu mën la yóbbu foofu di la fa faj très bien am na solo maintenant lii ñu wax yëpp ci wàllu corona bi dafay ñëw fekk si ak dispositif bañ daan teg ci màggal gi dañ ko yaatal rek ci wàllu jël en compte situation épidémiologique bi mais màggal gi dinañ teg dispositif sanitaire pour couvrir màggal gi te dispositif boobu dina am ay ambulance wàllu urgence aussi dina am SAMU dina ñëw hôpitaux yëpp seen SAU yi ñu ngi koy defaraat pour xaar màggal gi en même temps aussi dinañ teg ay points avancés pour nit ñi ku yittewoo am paj su dul sax corona nga mën dem ñu seet la am na solo vraiment ñaan rek moo ci des ndax bu ñu xoolee kilifa yi taxawee nañ ni ñu war a taxawee kilifa yi ci Touba Mbacké dina ko noonu wax dëgg yàlla jiitu ci lépp renoncé nañ sax ci yenn jotaay ya daa am ci mel ni ndajem kër mag moom mi cérémonie officielle yu yëpp xam naa ak yombal la ci yéen kër docteur ndax wax dëgg yàlla doon na am ay dajaloo yoo xam ne mënut a ñàkk mais loolu lépp bu ñu ko defee yebbeeku ko jëli matuwaay génne koppar teg ca wane sa image yàlla rek moo ci des ñu continuer ñaan suñu borom rek mu def jàmm ni mu ko defee ba fii yëf yu gën a wàññiku. merci docteur Dieng ñu ngi lay gërëm bu baax xam naa yaa ngi ci liggéey bi wala ci yoon waaw ñu ngi lay sant bu baax ci ànd beeg RFM. sam yow ndax gis nañ taxawaay biñ ci taxaw. alhamdulilah daanaka dañ jàpp ne li ngay def ak di ko wax ci rajo bi yëpp. ñun wàllu waa kër docteur nga ko defal. jërëjëf. ñu ngi la ciy sant bu baax. jërëjëf ñaan suñu borom aar la te defal la ndam ci sa liggéey. amiin ñu bokk lépp jërëjëf docteur Mamadou Dieng médecin chef région Diourbel ñu koy gërëm bu baax ci kóllëre gi ndax ay at ngi macha allah chaque édition Magal groupe Futurs Médias ba ci suñu plateau yi ñuy def foofu yëpp muy rajo bi télé bi fu ñu ko soxlaa mu ñëw ak beaucoup de générosité et de disponibilité ñu koy ñaanal ndam ci liggéey bi docteur Mamadou Dieng ñu del si Ndakaaru daal di xool Ablaye ban destination beneen Sédhiou ak Max Écurie Kamfani Max maa ngi lay ziar. waaw di lay daloo ziar El Hadj Assane Gueye. Max yaa ngi waajal màggal gi wala da ngay xaar gàmmu Sédhiou gi. waaw màggal bi moom suñu wooyee moom ma dem moom mais xam naa ne heure bi mu waxtu moom comme Sédhiou xaw na sori Touba tuuti. dina xaw a def ci ñun ak tàngoor bi nii. tàngoor bi non Babacar moo na la boole ci équipe màggal gi waaye. waaw incha allah mais ñu ngi lay gërëm ci teew gi léegi nga defal ñu rek le point à Sédhiou jamono ñuy wax wàllu tendance baissière est-ce que loolu aussi ngeen noté foofu à Sédhiou. waaw loolu moom noté nañ ko El Hadj Assane du moins depuis sax weeru juin bi parce que foofu la ñu amoon cas yu mujj yu gënoon takku. waaye bu ñu ñëwee ba ci weeru août bi la ñu commencé woon déggaat ay ñaari cas waaye depuis dem bu fin août bi ba fu mu toll nii war na nekk ñetti semaine wala di war a jege weer sax. nemmeeku ñu benn cas bu fu ñuy lim Sédhiou depuis boobu noonu di lim Sédhiou ci li nga xamante ne moom la waa ministère di amal bés bu nekk. di def lii di bilan corona bi ok waaye bilan corona bi depuis boobu léegi nemmeeku ñu benn cas ci Sédhiou. di wax ni tendance baissière bi fii moom confirmation bi am na. ni ki yeneen diwaan yi duñ koy nemmeekoo ci Sénégal sëpp waaye luñ ci mën a wax mooy lu jëm ci
mesure barrières yi naam am na fi nga xamante ne nit ñi ñu ngi jëm respecté yooyu mesure barrière wala dicté yooyu waaye am na fi nga xamante ne léeg-léeg dina soxee parce que tàngoor bi sax surtout ni soo gisee ni ñu bëre gaa dina am ñuy téye seen masque waaye suñ demee koy yegg ci beneen bërëb bi nga xamante ne tey dañu exiger par exemple dugg fa ak ci lañ koy sol voilà si lañ koy mën a tàkk peut-être comme noo ko doon waxee ak sànq ak docteur bu nekk noonu ci diwaanu Touba peut-être nu ñu defaree masque yi peut-être moom moo war a nit ñi bàyyi loolu xel peut-être ci tàngoor bi c'est vrai bu ñu leen mënoon wutal yeneen yu gën a oyof daal yeneen masque surtout masque chirurgicaux yi duñ ko defee dafay xaw a tàng parce que soo ko yoree sax mais ñu bëri si nit ñi am na ñu yoree masque yi nga xamante ne ay tissu la waaye matière bi aussi desee na xool de méngoo na ak waxtu bi ñu nekk nii c'est vrai que mi ngi taw waaye ñaari fan yi ñaari fan yi moom tàng na jër nit ñi maintenant ñu ma wax waa Sédhiou que du lay nag dégg nga c'est vrai que dañoo bëgg oyofal ndax tàngoor yi moo gën lalu hôpital rawatina ka grave donc macha allah. loolu moom dëgg la. c'est vrai que métti na ci beneen côté parce que. soo xoolee askan wi des fois ñeneen ñi dañuy xaw a bàyyeekoo di ne est-ce que mbir mi am na mais nit ñi xam nañu mbir mi am na waaye peut-être ni ñu ko waree. mbir mi am na kay bu ko fi kenn laajati. waaw moo xaw a doyaat parce que fii nii da nga gis nit ñi di dox ñeneen sax duñu nangu tàkk seen masque. waaye am na bëri nga xamante ne moom dañuy exiger àll kuuli àll soo fay dugg. faa nga tàkk sa masque sinon doo dugg. lu mel ni ci service public yi lu mel ni l'hôpital yi lu mel ni par exemple soo demee police soo demee gendarmerie. parce que sooy dugg seeneen bëri bi maanaam ay préfecture ak yooyu noonu. waaye ci mbedd bi di nga gis même marché sax daanaka lañ doon exiger. waaye léegi di nga gis ñuy bàyyi xaw bàyyeeku nañu daal bàyyeeku démb rek daaru naa marché amoon lu mu soon loolu aussi waaye gis naa ne ASP bi sax man mi si bu ñëwoon sax maa ngi xawoon wàccee suma masque waaye ñëw ma sax ajal sa masque bi parce que voilà tey bu njëkk da nga daan àgg ñu ne la ajal sa masque bi li ngay gis nañu di romb di dem di ñëw ñiy takk ñeneen ñi bañ a takk waaye lu mu demee daal ku si nekk daal affaire bi sa bopp nga koy defal nga xam ne tey soo yeggee ci bërëb bi nga nekk ak nit war nga mën a takk sa masque tey lépp li nga xamante ne war nañ ko mën a def aussi ñëpp ñu ngi koy def ñi nekk ci kër docteur yi ak ñi nga xamante ne ñoo yore fii lu justement kër docteur est-ce que jumtukaay c'est vrai que lépp mënut a mate waaye ndax mbaa taneen rek mbaa santé waa Sédhiou yi mën nañu wax ne am nañ le minimum sant yàlla am nañ le minimum parce que soo xoolee daanaka bu mu mbas bi ñëwoon fii nii c'est vrai que début bi préparé ñu woon waaye ministère bi ñëw na dooleel ñi nga xamante ne yëngu ci wàllum paj mi ay li nga xamante ne moom mooy matériel bi lu jëm ci ay respirateur lu jëm ci yeneen jumtukaay yëpp am na tey soo xoolee par exemple fële ci EPS 1 di hôpital régional niveau 1 bu Sédhiou amutoon bërëb bu ñu defaroon waaye dañu amoon benn centre hémodialyse bu ñu préparé woon pour mun a def ñi nga xamante ne ñu am jàngoro insuffisance rénale waaye bu mbas bi dikkee centre boobu la ñuy jël aménagé ko yëpp pour nit ñi mun fa nekk di faju mu nekk centre de traitement waaw bu dee centre de traitement li nga mu doon avancé bu takku ci douane bi ak beneen site bi nga xamante ne beneen service public la woon waaye ñu aménagé ko woon aussi pour mënoon suñu demoon boon waroon amaat ay cas yu jéggi dayoo ñu mun leen dugal foofu noonu ci jumtukaay c'est vrai que des na waaye sant yàlla Sédhiou mën nañu wax ni tey su amoon peut-être sa cas grave dem amuñu ko woon xëy na mën nañu ko jàpp di koy demoo saytu ñu faj ko foofu su toll fi nga xamante ne peut-être mun ñu ko saytu foofu noonu ñu mun ko rawalee feneen waaye sant yàlla ci mbir moomu alhamdulilah jërëjëf Max Akil Kamfani ñu ngi lay gërëm merci Max ñu ziar waa Sédhiou yëpp di ziar sa njaboot ci kanam tuuti ñu ubbi leen antenne bi mbokk yi di leen gërëmati ci ànd bi saa su ne ak RFM di leen ñaanal jàmm di ñaan suñu borom daal di yombal lépp ci bépp fànn nag. Écoute sur RFM. Give me your hand if you want just to know what this is for the future. Oh, whoa, 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 whoa. Xale yaa ngi jooy ëllëg nga wóoru lool yi moom ma tiis yee.
88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. maa ngi lay ziar El Hadj Assane. maa ngi lay delloo ziar bu baax El Hadj Ibrahima. waaw Lay Massar maa ngi lay ziar di ziar xalifa bi Baye Abdoulah. jërëjëf. ziar sëñ Mountakha mu baax mi yàlla nag fi yàlla yàggal te yokk wéram. amiin yaa rabbi. ñaanal sëriñ Babacar Sy Mbaye Sour yàlla nag fi yàlla yàggal ak mboolem xalifa bu islam. amiin yaa rabbi. El Hadj Assane jërëjëfati. jërëjëf à toi dégg également. naa fa benn kàddu booy faral di wax lu am solo la. na nga tàggat sa bopp si wax dëgg ak jub. loolu lañ war a doxal ci réewum Sénégal man lay ñaanal bu baax gis naa sa taxawaay. yàlla nañu ko yàlla te boole. démb rek El Hadj Assane. sunu comité bi ndeysaan ñu ngi dem di ndokkeeli sunu mbokki daayira murid yi nekk ci Cambérène. ah très bien. lu mel ni daayira Serigne Saliou dem nañ fa. lu mel ni daayira Mame Diarra Bousso bi nekk Cambérène 2 dem nañ fa. dajeeg bureau bi jébbal leen ay masque waxtaan ak ñoom sensibiliser leen. très bien. mu nekk lu am solo. ndaxte. El Hadj Assane ñaar yi dafa am. gis nga sa ngëm. ku ma laalal sama ngëm man. ma gis sama bopp. dëgg la. sama soxla ku ma ko soofantal. xeebal ma gis sama bopp. dëgg la dëgg la. donc lii am nga xam ne tey jii yàlla dogal na allah kulli laa ne am na te l'islam la bokk te Sénégal diine ji moo ko nank muy jullit bi ak chrétien bi. ndax suñu pays lay. oui. kon tey jii bu yàlla dogalee ba lii am te ñëpp yàkkamti woon nañ vraiment nag dajee diine ji. ndax lii dañ war a ñaan mu dem ndax bérébukaay ñaan la muy Touba gënu jëm yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm. amiin jërëjëf. ñaan seen Muntaxa li mu ñaan yàlla na ko yàlla defal. amiin yaa rabbi amiin. mu bëgg a fitna baaxul. am na ñoo xamante ni dégg naa soxu barki démb ñu yëkkati di wax ne am na président génn na dem. gazu daal di wax. waaw Ibrahima yow tam ah waaye bàyyil noonu rek ah. waaw xam naa que balaa ji c'est-à-dire xam nga boo dee wax benn wax. bilaay non non da ngay wax pour mu leer ñëpp a jëriñu ci. de wallaay doo waxuma sax lu aay El Hadj Assane. je sais mais xam nga comme moom nekk fi waaw. pour mu tënk sama kaddu. ndaxte du moom moo dem wax ni da fekkali na fa ñun journaliste yi ñun ñoo def information bi. beneen bi moo di et Touba gënu jëm ñu ñaan ci yàlla. et nag comité d'organisation bi ñu ngi leen di jaajëfal ba ñu ngi leen di dégg ñu ngi leen di seetaan. ministère de la santé taxawaay bi mu ci am Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi koy jaajëfal. waaye may ñaan. oui ñun képp kuy dem comme li sëñ bi wax nga mu yor ndigal. ndax ndigal du ndugal. ñoo takk masque yi fexe nag aussi ay millions de masques mun ko sànni ci mbedd yi ñoo fexe li jënte ay poubelle ñun ko dugale bu kenn taxaw lan ndigal yéen joxe ñu joxe loolu bu ñu ko defee daal di am jàmm. jërëjëf ñaan la sëñ Touba tëjoon moom lay tëjee Alaaji Assane. yàllaaw yaa mu xaalibal xulubi xaalib xulubana ani xulubi yàlla na fi yàlla yàggal ba Abdoulaye yàgg fi. amiin yaa jërëjëf Gazou vraiment macha allah daaneel bi. xam naa maag Ablaye su baa di neexoon ñu daal di koy feelu macha allah yal na yàlla yàggal fi kilifa diine yëpp yàggal seen taxawaay kàttanal leen dëgëral leen waaw ndax ñoo xamante ni ñun bu ñuy nelaw ñoom ñoo ñuy sàmm yal na yàlla yàggal taxawaay yi 88 628 14 14 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku. sëñ Assane man la Madior Dieng di woote Thiès. Madior ñu ngi lay ziar bu baax. waaw ñu ngi lay remercier bu baax. jërëjëf waay Dieng. wax dëgg yàlla yéen RFM moom ak VEX FM bu Thiès maam seen vertu si ni ngeen def ci corona bi wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu. jërëjëf wax ne xam naa yéen moom yàlla rek moo leen di fay. jërëjëf. allo. waaw ñu ngi lay déglu. ma ne xam naa yéen. waaw allo. waaw kay Madior jërëjëf waaw dégg nañ la ñu ngi lay sant bu baax vraiment. waaw ma ne xam naa yàlla moo leen di fay. jërëjëf léegi nag di appeler population yi parce que dama gis ñoo xam dañuy def ay gestes yu rafet xaaruñ ci état. bu ngeen di xombal. oui dama gis un jeune Nagay Boy inspecteur des impôts ak le premier adjoint Demba Ngoy Sidi. war a def saupoudrage tey lañ ko commencé. ah xam nga loolu dafa rafet. am na solo ñu ko jàppale agent service d'hygiène def ko. dëgg di la appeler population bi yëpp ku am looy def rek nga indi ko jàpp ci. dañ cee xaar état ndax ensemble ñu vaincrons ce virus. dëgg la gërëm jaajëf. am na solo Madior Dieng jërëjëf ci loolu nga fësal voilà ñooñee taxaw ay citoyens yu wér waaw vraiment Madior am na solo di fësal li baax bañ a rek yor sa appareil di traquer nit ñi di xool naka lay bettee nit ki ba wane la gën a yées ca moom ngir am ci ay vues yàlla ñu ci yàlla musal 88 628 14 14 RFM asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Alaaji Assane Gueye di la nuyu groupe Futurs Médias Mamadou Mbador. Mamadou Mbador maa ngi lay ziar. waaw di am mbégte rek. dëggante ak yow vraiment di la félicité waaw.
waa kay jërëjëf. Alaaji Assane di la ñaanal jàmm rek yal na yàlla doole xewal. vraiment amiin ñu bokk. combat acteur nga ci ñuy xeex corona fu mu jógee. jërëjëf. rawatina nag groupe Futurs Médias président Youssou Ndour moom vraiment dañ ko ci jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf waay jërëjëf. te moom moo njëkk ànd daan corona mu jógee. waaw moo liggéey bu mucc ayib. moo joxe signal bi de. Alaaji Assane. ma xam na ma ko ci wax mooy population bi ñoom nañu xam ne état bi lépp lu mu war a def na ko. wax nañu vraiment rawatina digle docteur yi ñoom wax nañu vraiment ni nga xam ne bu ñu ko defee day mucc ci feebar bi. léegi nag xam nga wax dëgg yàlla li ci président de la république wax rek. xam nga koo xam ne dafa dëkk ak yow te xamuloo noo koy def da ngay seet nooy def ak moom ba mucc ci moom rek. xam nga wax dëgg yàlla nañu jëfandikoo masque yi. ak ndaje bu mënti am nañu jëfandikoo masque yi rek. masque yi am na solo de. comme xalifa général bi wax na ko masque yi waaw. tey déglu digle docteur tey raxas tamit da ciy baax. moo ci dëkk bi joxe loxo. dëgg la waaye bu dee rombante dem nii rek mën nga ci mucc ndax yaa ngi sol ay yére waaye nag yére yooyu sol tamit na set. na set. dëgg la daal da ciy am solo yére yooyu set na set. te dañuy am na solo set rek jàmm ak salaam daal. jërëjëf Médor jërëjëf. jaajëfal vraiment ministre de l'intérieur am na taxawaay bu rafet ci corona bi jërëjëf. jërëjëf Mamadou Médor am na solo li mu wax set da ci am solo masque yi ci am naa ci yaakaar waaw ab murid ndigal gis naa ni gars yi moom ni nu gisee ku tedd ki doxale masque yi moom kenn waxatu ko moo tax may profité ak sànq docteur Dieng ne nañ leen wutal li oyof nag surtout ñun ñi ne Mbàkke Ablaye xaw a tàng nag masque nilon yi moom Mouhamed Jo Diop yow boo nga daal di ko teg ci wet ga rek te ñu xaar distribution ñu ci mel ni waa Touba ca kanam wala comité d'organisation bi macha allah ñoom danañ faral di am taxawaay yu am solo ci màggal gi ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp le comité di yombal liggéey bi groupe Futurs Médias ndax seen i consultant lañ leen di baaxee loolu tamit xeebuñu ko xam nañu solo gi ndax ku bëgg a wax ci yoonu jàmbur da ngay dem xam ña xam yoon wa nga leen di jox kàddu gi kooku damay profité di ci conseiller waale sama rakk journaliste yëpp nañuy jege le comité d'organisation ci wàllu ay consultant dafa am ñoo xam ni ñoom luñ la wax ci yoon wi rek mën nga ko def téere macha allah 88 628 14 14 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. di nuyu la yow di nuyu waa Sénégal yëpp. jërëjëf. xaadimul Quran. bisimilah. xalifatul muslimin buur Souleymane bi. waaw bu loolu passé Serigne Touba ku baax la. ma ne Serigne Touba. waaw. ku baax la. li ko baax loo nag. mooy dafa jàpp ci solution bi de alquran jàpp ci yonent yàlla Muhammad ndax nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne rek ku ko roy baax ku ko topp jub ku ko bëgg texe ku muy sa sang rek nga di sang alhamdulilah rabbil alamin yàlla woneeti na boppam ñu ngi koy sant nag bu baax a baax ci asamaan si ni ko yàlla wàccee xam nga boo seetee tey Sénégal yëpp war nañu xam ne caaxaan baaxul suñu mbokk politiciens yi gis nga boo ko seetoo xam nga fi mu ne tëj nañ seen gémmeñ waxatuñu boo seetee sëggkatu ndënd yeeg soo yeeg yu bëri noppi nañu daara yi rek kay jàng ñuy tudd yàlla rek di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu doon wax lu ëpp sax ndax yàlla bu séddu rek ñëpp séddu gis nga yàlla bos bu amee ñu xam ne moom mooy yàlla keneen ku dul yàlla mbindeef nga jaam nga moo xam yonent nga moo xam sëriñ nga moo xam koo mën a doon ab jaamu yàlla nga da nga war a jaamu yàlla topp ndigalal yàlla bu ko defee ñi jiite ñëpp ku nekk la ngay liggéey nga jox ña ngay liggéeyal seen àq waa hôpital yi docteur yi respecté malade yi ndax ñu xam ne malade yee leen dundal dëgg la politiciens yi président bi xam ne réew mee ko sagal réew mee tax mu di président bu Sénégal yëpp deewoon dootul doon président journaliste yi ñoom itam ñu fonk seen kaddu fonk waa daara jox daara nag jotu duraam wax dëgg yàlla ba moo tax journée bii nag Alaaji Assane le 15 octobre le 15 oui li ngi lay invité almadarisul quraaniya de incha allah bu ko defee nag soxla nañ ci xam nga man fidèle la je suis votre fidèle dans votre organe maanaam RFM nen yi de dëgg la de kon nag ku bokk ci gétt gi kay naan ci ndox mi kooku kay Oustaz Mor dina ci taxaw baax dinañ ci taxaw dañuy woote bés bu mag di 15 octobre
journée nationale boo xamante journée ñaanal Sénégal la ñaanal daara yi waaye def suñu ñaxtu ñu soxla la ci yow. incha allah fu ngeen koy defee. ak Kër Média suñu cër ngeen jox ñu ko. fu ngeen koy defee wala dégguloo ma amul retour. maanaam Sénégal yëpp la 15 régions yi maanaam 45 départements yëpp. bés la boo xamante ne bii daara def ci wax ay mbaaxam. wax jooytu ci. won ne moom jàmm la may gouvernement bi jàmm la may réew mi. ñoom ñoo produire Alaaji Malick ñoo produire Serigne Touba. oui bu fi daara jógee musiba jógee jàmm jóge fi. dëgg la surtout waa Dakar nag nañu xeex li ñuy génne taalibe yi Dakar. nañ ko xeex. incha allah. bu ko defee daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la invité nag. incha allah lii jërëjëf dinañ ci jokkoo ak chef desk religieux bu RFM Oustaz Mor Thiam ci xewu am solo woowu ndax daara yi Sénégal bu nu ayee moom wax dëgg yàlla ni mu ko waxee surtout moom fidèle auditeur la rawatina bu émission diine ajjuma ji dinaa koy dégg lu bari ci ñoom Oustaz Mor Hadj Ndiaga sëñ Moustapha Ndiaye moom sëñ Souleymane Li ñu koy ziar di ko gërëm bu baax Oustaz Mor sas baa ngi noonu kon topp ko le 15 octobre. xam naa ni boo ko wuutee moom bis boo fi ñëwee ajuma ja sa topp moom dina daal di dugg moom sëñ li comme yéen a bokk daara ji incha allah c'est une évidence que RFM dina ci taxaw ñu ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp Ablaye kon ñu jëkkati jotaay gi ni nga ko sàkkoo bu leen fàtte rendez-vous yi ba ca jiitu incha allah 10 heures la laata moom sax xalaas ak l'équipe de choc Mamadou Ndoye Bane Mohamed Ndiaye ak Aba 10 heures. Haj Mamadou Ndiaye teewaat ak Adja Awa Mbaye ak le ministère de la santé bu ñu ca jógee 11h30 émission bu mag bi Ila Touba ak Makumba Bey kooku bokk na ci benn ci émission yu am solo yu leen RFM di baaxee incha allah fii le 6 octobre di bisab santale Cheikhul Khadim sunu borom Ila Touba Makumba Bey 11h30 midi ci RFM ginnaaw si le journal de 12h ak Haj Babacar Mamadou Mohamed Ndiaye 13h ñu yendu ak jàmm. TV5 Monde Plus, c'est la première plateforme francophone mondiale. Films, séries, culture, jeunesse. Découvrez nos sélections.